technical expertise here present, Departments of Parks and Wildlife, Department of Forestry, NEA, Physical Planning, and of course my ministry headed by the Permanent Secretary and the Deputy Permanent Secretary. And again the media, the Alcalo, and the entire council of this area and everybody that is concerned and into the wetland, which is a critical concern on the environment and also for the country, and even for sustainable development. In every country that you see, there must be a proper planning. And if you don't plan properly, you end up spending more money in mitigating issues that should have been mitigated during planning. So when I got the information, I was in Dakar, I referred them to the National Environment Agency, who are barely responsible for regulating matters of cleanliness and also the environment. But when it kept escalating to further inquiry and follow-up to my office, I said, no, I think this is more than what I think is on the ground. And before you can make any informed decisions or stripes, you have to be able to see for yourself what is on the ground. So I decided to pay a courtesy call on the area to see for myself. Let me see and visit with stakeholders. That is why we're here today. It's unfortunate what my eyes are seeing, even though I've been reported to that this matter has been here since the First Republic, at the tail end of the First Republic, but all throughout the Second Republic, or the second government, I can call it. And then here we are again. But for the community to understand, I know we have received threat about voting for governments and so. But it doesn't matter whether they vote you in or they don't vote for you. What is important is for us to do what is right. We all understand that this is a nature reserve environment. It's for our ecosystem, the health of our environment, and that is what we need. We need the fish to survive. We need the natural resources here to survive. So if we are destroying them because of few people's interests, I think that is not what we call development. That is not what we call sustainable development. I know we have stakes to play, both the officers who are stationed here, the Alcalo, even the National Assembly member, and our own officers who are responsible for supervising this area, the physical planning, the area council, NAWEC. We all have our individual stakes to play. Because here we have seen people having access to electricity. People are paying their rates. People have Alcalo documents, meaning that they have legalized their stay in this area, which should not have been done. Because we all know from the history that about quite a good number of meters in front of us is all wetland. It was in the waters, but they backfill it as we are just seeing now. This is how it all starts. And then I know they are planning to continue. Where you are seeing all the old tires, it's all meant to be somebody else's compound. How can a proper human being in our full senses agree to this? All these tires that we are seeing are said to be packed and then to be allocated to somebody, for somebody to stay there as a house. Where are you going to stay? These people cannot have a proper sockaway. And when rain comes, the first people they call on to is government. And when government come to intervene to solve the problem, you now want to say we are not going to vote you in if you take us out from this settlement. I think those kinds of false threats, we are not going to buy it, not in my tenure as a minister. I'm not going to fall in for it. We are going to make sure that we constitute a team that is going to comprise the SIS and the security, so that we will do proper investigation as to how they were allowed to settle here. Because everything must have started somewhere. So if we establish concrete information as to how, and of course with guiding methodology as to what we are going to do to mitigate this and resolve it, then we will act. And we are going to make sure that those assignments are going to be packed under a timeline, so that we will act as quickly as possible. If houses are to be demolished, we are going to do that. It's not going to be about elections or voting for us that is going to keep us away. It's not that. We are going to work with our conscience, because we know that being in a position is not by virtue of somebody else wanting it or not, or favoring you. It's by Allah's wish. If He wishes, He will be there. Even if the whole world wants you not to be there, if Allah says you're going to be there, He will create means for you to be there. That is what we believe in. So no amount of threat is going to keep us away from doing our duties. And I want that to be very clear. It's unfortunate that some of us will fail our responsibilities at some point, and it affects the entire chain of government. Because now what they will put the blame is on the president, who has never ever been here. He doesn't even know about this information. Now you come to the minister. I've never been here. But when they have issues, they come to the minister. And then it trickles down there. But then we have to do our responsibilities from the grassroots. If communities, the alcalos, the VDCs, the area council, and the utility company are not doing their work, it now bounces back on the whole government machinery. So I want to thank everybody who is here.
And for us to join hands and efforts and be positive on what we do to build this country is for all of us. It's not for one man. Even if you are going to sacrifice what is to your interest for the betterment of the general interest, that is what we call patriotism. That is what we call a good citizen. If you are affected and you think you'll be affected, but what is going to affect you today is going to save the entire humanity. She was here. That shows that this is very critical. It has been a continuous and chronic problem. But one has to sacrifice to solve it so that it will cease. If we also don't solve it, we pay a deaf eye based on the threat of election we are not going to vote you in, it's going to shift to another government. And then it has to be solved. Otherwise, the environment is going to be affected. Even our own livelihood is going to be affected. How can you stay somewhere that you cannot even dig a sockaway? And the only sockaway you have is to sponge it into the wetland. Where we are seeing kids playing there, it's not healthy. We cannot accommodate that as a country. This is what we call a country that is yearning to be developed. So we're going to do all that is possible within our means and do the right thing. And the technicians, we ask them to guide us properly and effectively and efficiently, without fear or favor. I thank you for your kind attention. I want to say this in Wolof. Di gërëm sama naataango yi di wax ne liggéeyu nguur ñëpp a si war a bokk du pour kenn nit rek la su fekkee ne ki nekk si community bi ndaw bu fa nekk def na li mu war a def ne moom doomi réew la wala mu ngi toog ci réew mi parce que réew ki fa tooga ne nga toppal luwaay bi fa nekk ndax doom nga ndax gan nga ak tamit di gërëm tamit alkaali yi di gërëm tamit suma National Assembly member bi nga xam ne moom moo ñu yootal lii nii li nga xam ne yàgg na di ko joytu waaye nag di wax ne nag liggéey bi comme ni ma ko commencé di wax dafa am fu mu war a tàmbalee buum la boo xam ne ku wàcce sa ànd rek da nga soñal keneen ki ci kaw te nag loolu lañ fi gis parce que wax nañu ne li problème bi ñu depuis si time Jawara la woon léegi comme que boobu ñëw ne nit ñi massage nañ ko gis ne mais bi dañ daw leen ak wala ne comme que bokk ma si xarama randal ko mu dem si Yaya Jammeh ñu ne di former vice président His Excellency Assane Ndiaye ñëwoon na fi wañe ne kon lii ni lu soxaloon nguur gi la woon lu yàgga waaye jéego biñ si war a def te mu mat moo manqué te jéego li tax mu manqué mooy di ragal ne dañ la sànni kare wala comme li fi kii jigéen bi wax am na ñu fi ñëwoon réglé wuñ ko ñu bàyyi ñu fi beneen nguur a ñëw ñu bàyyi ñu fi parce que ñu ñoo leen a sànnil karta man dama ne façon yii ni nit waru koo xalaat sax soo deful su fekkee da ngaa def lu baax du mën a sànnil karta loolu noonu du wax bu rafet du wax boo xam ne xel war na koo mën a nangu may def loo xam ne man dama daf ma leer ne lii la ma askan bi santa Gambia fii ne 2 million almost 400 population ñoo fi nekk ñoom li nga xam ne mooy seen jaama mu tax ba nga xam ne ñu ndaw ñaar fukki nit wala ñaar téeméer wala juróomi téeméer nit seen interest tax ba nga compromise li nga xam ne moo war a yóbbu réew mi kanam loolu noonu xel waru koo nangu man du ma ci bokka te ma loolu kenn du ma xooxatal pour loolu noonu naan ma soo deful lii duma sànnil karta buñ ma sànnil karta bu emee sànni kare loolu noonu jaama la soo kon dafa leer loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel man loolu noonu te xam naa ne nguuru His Excellency Adama Barrow loolu noonu du nekk loo xam ne daf ñoo tiital parce que lii kenn nangu ña ne lii di loo xam ne lu baax si jaww gi la baaxul suñu dëkkuwaay baaxul suñu jëm kanami réew nag lu koy yóbbu mooy dangaa léegi nga def décision yoo xam ne décision yu métti la même sa bopp sax mun nga ciy loru waaye comme que askan bi dañ si am njëriñ def ko te yàlla tax ñun ku nekk yàlla ngay seet te yàlla moo ñoo fay moo ñu fi bàyyi moo ñu teg si place dëgg la nit ñi ñooñu sañ kata muy sabab loolu sabab la waaye yàlla su ne kun fayakun dafa am sànni ngeen kata sànni leen kata moom xam na naka la koy defee kon nañ bàyyi suñu xel man loolu laa góom te xam naa ne suñ cabinet bi under His Excellency président Barrow ñu loolu lañ góom sabab bi yàlla moom lañ gën a ñun si loolu lañ wéeru du ci nit dëgg la soo see moo ko wax pour nit ñi ni ñoo xalaatee rek mooy dañ leen sànni kata pour ñu toroxaluñ kenn liggéey soo koo def foog mu am koo dagal ci tànkaam loolu noonu duy ñàkka léegi-léegi nga jur doom dóor ko du pour ne da nga ko bañ da nga bax mu baax da nga bëgg mu baax mu jëriñ boppam jëriñ askan bi kon ñun su ñëwee fii nii pour seet li fi nekk fii nii lu ñu soxal la te bu fekkee ñi fi nekk dañ leen bëgg a utal lu ko saafaral dañ ko war a nangu xam ne pour seen njëriñ la ak njëriñu askan bi la du pour lu leen la lor ñun ñoom lañ am ñoom tamit ñun lañ am ñoom ñoo ñu jox place pour ñu nekk fa kon su ñëwee pour di leen jàppale pour liggéeyal leen ñoom war nañoo nangu ne li fiy xew nii lii rafetut kan moo bëgg a dëkk ci lu mel nii man bëgguma fii dëkk te xam naa ñi fi dëkk tamit bëgg nañ nguur bi ñëw saafaral lii nii kon su ñëwee pour saafaral ko bu ñu xacal sa affaire sànni kata wala affaire politique nañ def li nga xam ne mooy njëriñ askan bi yow boo ciy loru ñu ne sa bakkan bu ciy des sax te nga soxal askan bu bëri arjana rek nga dem parce que da nga nekk koo xam ne yàlla na la ci gërëm kon nag damaa ñaan ñëpp nañ boole suñu xel boole suñu xalaat lii yóbbu réew mi kanam
ñu jàpp ci loolu noonu dëggal ko dëggal nag mooy yóbbu réew kanam dëggal ñi fi nekk man daf ma leer ne ku nekk boo gisee nga tegu fii ni am na la fi teg boo ñëwoon jonkoon benn alkalem ne la déet bu fi toog doo fi doon toog nga ñëw éducation ñu ne la déet bu fi toog ñun duñ jël kayit si yow doo fi toog nga ñëw nawet isu luñ la ndox isu luñ la courant doo fi toog kon ñun ku nekk am na ci buum buñ ci def ba tax nit ñi toog fii nii loolu nag dafa nekk loo xam ne duñ jël bante bi rek dóor ko ñi nga xam ne dañ fi toog dëgg la even décision pour ñu jënd fii kër tamit boobu sa décision la man du ma gis fii nii tey ma ñëw di fi jënd kër di ko baak fii man du ma ko def loolu décision nit la moo tax ma ne ki sampa néeg bu toll nii ma demoon dem sampa ko base moo ma ko gënal te fu ma nekk nii dama ko jënd social sécurité bu ma ko jënd yëgu ma ko waaye yooni ndox la waaye tey maa ngi ut pour am beneen dëkkuwaay parce que dama xam ne tey soo ko munee yaa ngi foo xam ne ndox la saa yu tawee doo nelaw yaa ngi xalaat ndax ndox na dugg ma suma néeg ndax na ma yàqal loolu noonu nekkul wér gu yaram nekkul jëm kanam nekkul tamit lu doomu adam tamit di soxal soo ko munee nga dem foo xam ne soo fa jëlee di nga nelaw ndox du la fa sonnal wala yow li nga mën a mëñe sa matuwaay doo fa am torox tànde yow li nga mun ci doomu adama lu jóge si yàlla nag loolu kenn mënu ko waaye ndox dañ gis ne nga gis ne fii taxawaayu ndox la nga sampa fa su la fa ndox fekkee yaa tooñ sa bopp bul ko wéer ci yàlla bul ko wéer ci nguur yow yaa fa toog loolu noonu that is yow on décision suñu décision yi bopp la alkaali nag am nañ si cër te man rafetlu ma alkaali di fi joxe kayit loolu noonu pour man boobu mooy jéego bu njëkk a ñaaw alkaali xam nañ fii nii lan la fii nii réserve land la boo xam ne nguur gi daf ko teg wala ajuna daf ko teg pour ne dañ ko fi tegal pour maanaam gàncax gi kon su fekkee nit ñëw na samp ko dafa mel ni nga ne kon kenn moomul ko am na ko moom nguur ko moom réserve land la government moo ko moom lu tax ñu réserve ko mooy pour jàpp ko bu denc ko pour ëllëg suñuy dundee yi nekk si biir ndox mi ñu mën a yëwén pour ñu dañu mun si dundee tey buñ toogee amuñ jëñ amuñ naka nuñ fi dee génne yoxos dañ ko soxla pour dunda léegi li nga xam ne mooy dundal yoxos bi nga rey ko ëllëg soo soxla yoxos di nga ko am doo ko am ëllëg soo soxla jën di nga ko am doo ko am kon dafa mel ne bu ñoo dëkka nañ dëkk ak ñi nga xam ne ñoo la fi yàlla tamit teg tamit pour ñu dund ak moom loolu noonu moo tax loolu la nguur taxawaayam loolu la pour gis dëgg la bëgg nga yow tamit nga dëkka waaye li nga lekk nguur moo la ko war a jox te bu jën amul jën seer nga ne nguur te yow li tax jën amul jën seer yow yaa ko waral kon dafa mel ne nguur nag suy doxal du su doxal nag na digg dafa jox dëkkuwaay lu nekk la war a umba yëpp mu gis na daal lii lépp taxaw na ci taxawaay bu rafet la li nga xam ne mooy njëriñ askan bi njëriñ tey njëriñ ëllëg kon di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi nekk di wax ne nañ bokk xel ak xalaat ak éne bu rafet liggéey réew nag moom ñëpp ci war a bokk boo mënee def dara sax ñaanal ñaan gu baax boo mënee def dara sax waxal kàddu bu rafet te fee askan bi mu ñu dem ma li ma doon xalaat tey nit ñi taxaw ne ministre dëgg la ñu si biir ndox de waaye kontaan nañ bu baax a baax li nga jëlee sa waxtu ñëw fii nii ñu ngi laa gërëm waaye di ma xoqatal sa affaire politique loolu noonu maanaam lu ma kii la di gërëm ñëpp nag. All the stakeholders around here today. I think our reason being here is only based on one thing: is that we are concerned youths who call us to say there is an issue around our area and we want to intervene and know what is happening. This is why we are here today, at least to see by ourselves. But this is not my first time of coming here. I've been here for the past 3 years since I came as a National Assembly member. Or before being a National Assembly member, I used to be around this area when I was a councillor. So I know this area very, very well. I know the history of this area. This is a concern to everyone. The last time when I was here, it was with the team. We came here, we were trying to look at a solution towards this. But it seems the solution would have been when government is involved. And the minister coming here today definitely is a big achievement because it's a concern, that's why she is here. If you look at this and we land from Old Josuang, it starts from Old Josuang far to the end of Abuko. It's the same problem that we are all inquiring. If you go to Old Josuang, it's the same thing. People are living inside the river. They are living inside. They're cutting the mangrove swamp, building compounds. And then this is it's not helping. So if you come here today, is to look for a solution. What can we do together as stakeholders? If you look at here, these are all stakeholders. Yes, we are here to look at the problem. How can we do it? And how are we going to do it to solve it? So if the minister is here to see by herself, to see what is happening here, I think it should be a very good achievement and a big plus to her. Then what next is we, the community. What are our responsibilities? Because to be honest, if you look at this, look at that boy where he is seated. Anything happened to him? Look at what is currently happening here. So if concerned use of this area raise the alarm to say A, B, C, and this is happening, I think we should also say applaud them and say keep it up because they are concerned. Li ma wax rek mooy pour gàttal rek ñun ñoo fi tey pour fitna comme suma yaay ni ko waxee maire yaakaar
dafa am youth au call alarm dafa am problème bu fi nekk ñu seen ko social media ñu ñëpp ñu concern because doo jiite ñu ne am na yaaxu nekk sa biir gox nga toog dañ ngeen jiital ngir dara su problème am ñu taxawu leen problème bu na ñoom ñoo wone am na problème bu fi am na ñu fee dëkka am na ñuy bloc yoon yi ndox bi su tawee nawet bi dafa indi problème soo suñ ñu waxee lii ma engagé ministre dama bëgg nga bàyyi lépp problème nga ñëw seet sa boppa parce que mooy environnement ministre balaa moom mu fee ñëw yàgg naa di seen ay questions on this issue foog naa laa see gisoo ngeen ma fi bi fo la gisoo ngeen ma fi ma team bi soo problème bi ñoo try pour solve ndax la ñoo xoolee pour mën a solve problème bi nii moom mooy problème bi parce que ñëpp gis nañ ne ñaa ngi samp ay pono si biir ndox bi gis nañ suñu boppa te lan la ngay bëgg pour dëkka ku samp pono ko fa bëgg a dëkka kon su demee ba maa ngi yëpp jee ëllëg si biir kenn ñaanu ko taw yi mun naa am lii moo ko war a kale su ko mun a kale dafa ñëwaat baax si nit ñi te mun naa cause lu leen lu dul lii ñu ngi ko gis réew yi taax yi ñu ngi ko gis réew yi nga xam ne ñu ëpp doole mu fa xaapun da ngaa gis ndox bu ñëw yaa xool dëkka te yan nañu yaa musal si loolu noonu waaye ni ñoo def nii suñ ko oytuwut mun naa isi ta problème soo ñu ñoo jël suñ tànka jël ay jéego lii dañ ko war a stop ndax dañ ko mën a stopé moom mi mu ñëw gis boppam as ministre mu xam ne problème mu ngi xaapun lan moo mën a génne problème bi comme ni nga ko waxee dafa seen task force bi ñëw seet lan mooy problème bi ak fan la dooree suñu xamee fi mu dooree dañ nañ xam lan mooy solution bi bi ma xaapone time yaa jëmee ñëwoon nañ fi demoon nañ kootu si biir pax bi bi ñu fa demee kootu Kuwaré dañuy jox ay kër waaye dañu bàyyi kër yow dellu si waa si Kuwaré bi te ñun ñoo ko initié doon I was the chairman of the disaster chairman maa président Jammeh dafa foofu noonu si time nawet fekkee jumaa si biir ndox ñooy léegi ñu amuñ doole dimbali leen ñu yóbbu leen ba fi ñëw naka lañ ko wax di ala tëndu ku nekk ñu jox ko fa kër waaye kër yooyu ñooy jógee waat nañ foofu noonu ñëw dëkk waa si biir pax bi jaay kër yooyu noonu soo lu yàppul na te dañ leen jox kër yu baax la leen jox ala tëndu fi nga xam ne fa la leen jox lii moo façon problème bi la woon nañ gis problème bii nii ñu dem ñu jël fi gaay jox leen kër te amee jox leen ku nekk kër ñu bëri te xam naa leen xam naa niñ tudda dem naa ba alatentu te dëkk bu ees la moo tax gaay tuddee ko alatentu parce que nga nekkoon ci biir ndox ñu ñëw jox foo xam ne macha allah te soo fa bëggee tey kër les dan doo mën a faa spend 400,000 mun ko am foo am nga spend moo daan 400,000 nga mën faa am kër soo yii nii moo tax ñu ñëw fi tey mun naa am solution am ñu def mun naa am tey ñu ne leen jox nañ leen ci kanam Old Johnson wala ci kanam biir kanam fii dafa des si li ñu yàlla tuddal waaye li warut rek warut ñu d'accord ne xëy na ñàkk a pexe moo tax ni def dara du ne neex ba fii kenn bu ko fee dëkka waaye ñàkk a pexe ak luwaas bu seer moo tax ñu fu mu dëkka soo li leen war a utam pour solve problème bi problème mooy ñoo ko war a def together maa ngay ñaax ku nekk di ñaan ku nekk let's put our hands together ñu yéenay government yéenay nguur nañu fi teg man si def saa loon mënu ma nekk député yéen a ma sànni carte soo carte dama ko respect